waa Ngaaboog waa Petite Côte bi di nuyu waa Pire Sañu Xóor ak la ko wër yëpp di nuyu waa Sénégal te leen di ñaanal jàmm yàlla na ñëpp am jàmm ñiy déglu yàlla na ngeen am jàmm ñiy dégloogul yàlla na ñu am jàmm ñi nga xam ne ngoon la ñuy déglu nekk bitim réew yàlla na ñu am jàmm na ñëpp am jàmm Sénégal yàlla na am ndam su ngoonee ndam lu seddu guy te neex waaw na ñëpp joxante loxo baalonte ak baal ma ak njaay yàlla na yàlla boole baal jaay ndox mi ñuy jaay ci mbedd mi na gaa yi jënd ndox mépp joxe ko ndam la ñu am ngoon incha allah waaw na ñëpp jëndum ndox nag maye ko tey joxante loxo baalante ak Sénégal neex waaw Ndiaye loolu baax na. loolu am na solo maa ngi lay nuyu bu baax Ababacar maa ngi nuyu Mamadou Ndoye Bane. gis naa benn documentaire bu gars yi def ci yéen xalaas. bu rafet gis naa ko ci internet bi. anamu. mi ngi seetaan naa ko sànq. man gisuma ko de. équipe bu leeral bi fi ñëwoon ñoo ko def. documentaire bu rafet la maa ngi leen di nuyu. macha allah ñu ngi lay fay. may ma nag ma nuyu sama mbokk yi nekk Bénin. ayca foofu de mooy seen deuxième nation. xam nga Zogbo mooy sama quartier. ndeysaan donc ñu ngi leen di nuyu bu baax ñoom waa Zogbo. ak ñoom de Fifaji. Plakoji. Jonke. bàyyiwuñu fenn. aw ma confiance ci yow. waaye li ma leen di ñaan mooy nañ ñu ko yombalal rek ñu dóor leen. waaw. buy bëgg mu seet nañ ñu ko yomb ndax ñoom lu ñuy gën di sori ci kan bi seen i mbir di gën a metti. dëgg la de. nañ ñu bàyyi rek ñu dóor leen ñu ànd ak ñun. bàyyi ñàkk bañ na ko ba ñoo nuróoy drapeau. nañ bàyyi rek ñu dem. mais yow tey Ndiaye ci sa yéene. sa première équipe la ak sa beneen équipe boo xam da nga faa yàgg loolu tey ji boo doon xalaat nii Sénégal mooy dóor ñaata nga bëgg ci score bi. 5 sax doyum bu dee loolu rek nga bëgg a dégg 5 sax doyuma ndax ba ma fay nekk ma fa pare dama faa jóge. Bane. dañ fee toog démb di waxtaanee lu am solo. fa mel da ngaa indi loolu tey. waaw ndaw si li ko dal Njaay vacances ko teg ba mu amee nekkee sëy jëkkëru bàjjanam maanaam vacances dafa jot. waaw ñu yóbbu ko kër bàjjanam. waaw jëkkëru bàjjan ba. waaw teg ko li muy dund tey. jabaru bàjjan jabaru bàjjan bi joppam da daan politique daawul toog ci kër gi te su demee mook paa bee des ci kër gi. paa bi daal génn moom dem ci meeting yeeg. waaw visite de proximité yeeg. waaw tee débat yeeg. waaw xeet yooyu ngeen di def yéen politiciens yi. di campagne léegi di fa bàyyi jëkkër ja. jëkkër ji ni ko ginnaaw sa bàjjan dem na. kaay remplacer sa bàjjan. ca xale la. 8 ans. mu dund ko ay at. ci montage bi yaa ngi naan ma dindi lii parce que yaa ngi ci doon dégg yu xaw a salte. waaw yu yéeme sax kay. yu salte yoo xam ne jamono yi may wax ak yow moom la ndaw siy dund. ba dañ na rek. waaw am na yu ñu ciy dindi rek. déet bandu am na de. xam nga am na yoo xam ne soo dindee yëpp yëf yi duñ dégg lépp. gars yi duñ comprendre ndax aussi tamit dégg lépp it baaxul. xam nga soo demee bay jël kuddu. déet. mais Ndiaye. ban pour déet ñi xam li ci nekk lépp. ndax dañ ñaam dañul. waaw ayca Aliou Ba. ku ma déglu li may wax doo bàyyi sa doom muy dem vacances sa doom bu ci wóolu sax sa mag bi nga bokkal ndey ak bàyyi bu ci wóolu sax même bu fekkee magam la sax moom maanaam xale bi magam nga koy jox pour mu dem vacances moom bu ko ci sax wóolu parce que dëkk bi dafa jaxasoo li ma arrivé mooy dañ ma doon tëddee à cause de vacances yooyu noonu te ki ma doon tëddee sama jëkkëru bàjjan moo ma doon tëddee da ngay gis période vacances bi jotee dama daan sonal sama yaay dama bëgg a dem vacances boobu c'était en 2001 maa ngi amoon 8 ans maa ngi doon def CI mu ne ma soo amee note dinaa la yóbbu ma am note mu daal di ma yóbbul ci sama bàjjen boobu bi ma yóbboo ci sama bàjjen boobu jëkkëram ci boppam moo ma doon tëddee léegi moom sama bàjjen jamono jooju fekk ñu ngi politiquel Abdoulaye Wade politique yu metti mooy année bi bateau de Joola suuxee année boobu la léegi si man ak paa bi rek ñoo doon des ci kër gi ndax doomam yi dëkkuñu fi woon doomam bu jigéen yi ñoo fa nekkoon dañoo daan ne bu ñu xëyee dañuy dem liggéey man ak moom ak jànk bi ñoo fa daan des mooy jànk yooyu nga xam ne dañuy ñëw def seen liggéey après ñu ñubbi man ak paa bi ñoo fa doon des te gis nga paa bi daf ma doon tëddee à chaque fois mu nekkoon lu metti si man mu ne ma bés boo ko waxee dinaa la rey damay gas fii ci biir kër gi dama lay rey ci kër gi fii ma gas fii suul la fi kenn du xam bu ñu ñëwee ma ne leen dama ko yónni woon si boutique bi gisuma ko ba léegi lii la ma paa bi doon menacé bi fi topp mooy chaque année may bañ ne du ma ñëw sama yaay sama tante ci bopp muy wax ne naa ñëw sama bàjjen bi muy wax naa ñëwal bàyyil xale bi nga tere xale bi ngay tere pour mu ñëw vacances bàyyi ko sama yaay di wax ba ma dem ba bi may am 17 ans dama daan dem foofu noonu dama daan dem ci vacances si foofu mu jëntelu année bi dama ñëwoon rien que pour lan pour def vengeance
parce que boobu commencé naa mature commencé naa xam lan mooy virginité lan mooy njëriñam maa ngi ci commencé nit ñi di ci waxtaan saa yi ma toogee fu ñu koy waxee mu may zëne may am lu may metti ma koy jooy guddi ak bëccëg aw ma fan laa koy waxee aw ma fan laa koy nettalee koo koy nettalee tey ba mu gëm la koo koy wax tey ba mu jàpp ne kii nii lu muy wax dëgg la te bien vrai que ñu ngi koy dund am na ñu koy dund peut-être du man rek maa ko dund am na keneen ak keneen ku ko dund sama morom yi ko dund suñu yaay yi nañu yeewu nañu jël seen doom yi ñu uuf leen bu leen dara jaral ngeen jël seen doom ngeen di ko joxe man de sama doom ci àdduna mu ne day dem vacances déedéet lu mu bëgg mën naa ko defaral tey maa ngi ni maa ngi ma dara maa ngi xëy maa ngi liggéey maa ngi am sama salaire maa ngi jàppale sama yaay maa ngi jàppale sama papa mais terewul rek am na loo xam ne maa ngi koy souffrir maa ngi ak souffrance boo xam ne nii mënuma ko nattali kenn ci sama famille tey jii nii buñ ma mayee jëkkër tey ñu ngi xaar am na lu ñuy xaar ci man fan nga koy nattalee fan nga koy waxee tey jii nii may wax ak yow nii maa ngi nii dama am ay infection yoo xam ne rus naa sax dem si depuis boobu ba léegi damay am perte blanche damay am mauvaise damay am odeur bu bon daal toogu ma nag ñàkk di bañ cee faju mais faju naa ci ba sonn damay dama rus sax léegi dem ci médecin pour wax ko nekk dama am infection wala damay am ay perte blanche affaire yooyu ci loo xam ne danga koy faj après doo xam xaw ma ban type la peut-être am na médecin bu ma waxoon nekk il faut ma def ay analyse xam ban type la mais duma xaw ma fan laay jaar des fois je me dis que ne je préfère ma dund ak loolu noonu léegi instant ñun fan la ñuy jëm man saa yi ma toogee ma xalaat ne bés bu may am borom kër du fekk sama ndaw ci man jour boobu namuma ko jour boobu bëgguma sax xam jour boobu lu muy nirool lu ko fekk si man loolu su ma ko xalaatee rek daf may metti te mën ngaa daje ak góor bu la comprendre mën ngaa bañ a daje ak góor bu la comprendre mën ngaa daje ak koo xam ne bu subaa dala koy xasee wala nga toog ci say biir na wala mu wax la ko sonn nañ xamatuñu fu ñuy teg suñu tànk ñun jigéen yi sonn nañ ba fa sonn yem ñaata at maa ngi dund loolu maa ngi ko souffrir xale bu am 8 ans nga teg ko métit boobu ba tey mu ngi si ay 26 ans kooku mu yaakaar dinaa ko balaaka man ak moom dinañ ko layoo ba si kanam mu yàlla leneen lu ma si wax mooy képp koo xam ne nii xalaat na ne bu ma demee ci benn médecin bu ay ci wàllu infection dina ma si dimbali ñàkkuma lu may fajoo am naa lu may fajoo mais instant yi rusa dem si nit pour wax ko ne que lii moo ma dal mooy sama problème damay salte maanaam sama biir am ay affaires yoo xam ne di si génni comme ay dëtt daf may sonal di xasan tellement que damay jël kuddu lay jël ma pour génnee affaire yi si nekk su ma ko génnewee si lay xaw a doog am jàmm tuuti slip mënuma koo sol mouchoir agité lay jël sama yére yi tout le temps damay fóot parce que sama yére yi dafay xeeñ chaque instant dafay xeeñ. en tout cas li mu wax c'est triste. te bi mu demee ba nekk mag nii dem na ca kër ga pour venger wu. nee na day dem toog weeru koor paa bi yor kurusam di dem jàkka ñëw ak jaabante mu xaar ba bàjjenam génn mu simmee ko xaar ba paa bi julli mu def yaram mu neen jàkkaarloog moom. paa bi di dox ci conscience am paa bi di am problème mu koy laaj ay somme d'argent bu bari def nekk ci biir kër gi di torturer paa bi am na yoo xam ni yu bari dañ koo wàññi weeru koor ngay dem jàkka ju ñëw toog su yor sa kurus fekk nekk am na benn xale bu jigéen bu ne ci biir kër gi di la def yoo xam ne mënoo ŋaan déglu ko. ma fa dellu maa ngi la wax ci biir kàddu gi nag ba ma fay dellu vengeance moom fi yóbboon ndax boobu commencé naa xàmmee maa ngi dugg ci samay 18 ans 17 ans 18 ans bi ma fa delluwee vengeance bi c'était quoi que dama ñëw pour li ma doon metti ci sama xol ma koy fayu ci moom nan laa ko doon fayoo yow imagine toi man daf daan woor ba ngoon jot maanaam diggante tàkkusaan ak ndog ma jël ndox mën na ko am naana soit ma sumeeku yaramu neen mu may gis ma di ko gis
soit aussi tamit moo ko doon chantage di ko laaj ay somu xaalis boo xam ne nii dinaa ci mën a faj samay besoin dinaa ci mën a def lépp loo xam ne nii soxla naa ko bi ma fa delluwee loolu laa doon dundal moom. lu ma ko waxaa noonu rek pour muy jéem a bañ ak affaire yooyu dama koy ne bés boo ma kii maanaam faaletu ko woon daal fulaalu ma ko woon du ma neex laa doon def xam nga amul lu muy wax et tout affaire yooyu noonu daal lu ma neex laa doon comporté woo di ko moom mënulu ma woo moment boobu mënulu ma woon dara parce que su waxee dama koy wax carrément ne waaw boo bés boo fi defee loo xam ne ni neexuma daal dinaa ko wax dinaa wax affaire bi nu mu demee affaire yooyu noonu après di ko xam nga mënu ci woon dara parce que dama déterminé woon carrément xam nga mu def beneen ma nekk beneen nit daal affaire bi def ma beneen personne beneen xel ma am beneen xel màgg ci sens et tout ça daal am naa lu ma metti parce que loolu def naa ko bien vrai def naa ko man maa ko dund te dama la siy waatal sama diggante ak yàlla billaahi wallaahi tallaahi lii maa ko dund te paa bi loolu la ma doon def loolu laa fa dund nii may waxee ay yow nii dama am ay mettitu biir xaw ma sax ndax tey jii bu ma amee borom kër est-ce que dinaa mën a am doom damay am ay douleur ci sama biir damay am ay mauvaise odeur vraiment bu demee ba man sama sexe bi di génne loo xam ne comme quoi que soow bu way bu demee bay génnee loolu noonu c'est pas normal. man am na benn mot rek boo xam ne moom a ci xaw a déranger tuuti le mot vengeance man dama yaakaar ni buy venger wu moom dafa war a yóbbu paa bi ci yoon wala mu kalaame ko mais pas dem toog ak paa bi di ko xooy dara wala di ko jéem a laaj dara wala man moo boobu rek moom a ci xaw a déranger. xam nga am na viol yoo xam ni am na ay affaires yoo xam dafa amoon y a plus de. xam nga bi nga amee 8 ans wala 6 ans ñu lay violé. ba fi mu nii nga am 30 ans. soo demee di accuser nit ki tamit dañ lay laaj ay preuves. mais nga alerter pour ñu xam ni paa bi ñu bàyyi ko xel. famille Sénégal yi nii da ngay dund xanaa ñu bett la ci tàng bi mais fii ñaata nit la ñu violé ñu jàpp nit ki ci biir kër gi ñu nëppal ko ci biir kër gi. parce que day tas mbokk gi. Sénégal looloo am ci biir famille jigéen ñiy déglu jamono jii ku ci waxoon am nit ñoo xam ne dund nañ dund yoo xam ne ci biir kër seen biir famille sunu waxoon ñii seen mag. ñii seen papa ñii seen ndijaay nit ñi famille bi yëg ko nëppal ko ci biir kër gi léegi soo demee ba nekk mag di ko wax dañ naan la yow da ngaa dof. lu tax bi nga ko. waaw ba mu tàng bu lu tax waxoo woon maman ba mu doon dem bañ ko daan yóbbu da daan mujjoon doon bañ ni dematul. bàjjanam di woo yaayam naan ko bàyyil xale bi ngay téye parce que yaayam comprendrewul bàjjanam comprendrewul xale bi day noppi te xale fii Sénégal dañ lay yare waroo wax pourquoi xale bi warul wax. très bien léegi waaw déjà nañu commencé ci jéggalu ci auditeurs yi ndax waa li mu wax mënuñu ko woon bañ a teg ni mu ko waxee aussi mënuñu ko woon bañ a teg c'est-à-dire am na loo xam ne boo ko defee da ngay soppi waxi nii te boobaa da ngay trahir nit ki ñu ngi ciy jéggalu également ci waa Sénéra ndax dégg naa émission yi gën a bàyyi xel xalaas bokk na ci ndax di xool ndax mi ngi tegee ci yoon ñoo ngi ciy jéggalu ban daf ci indi ñaari mbir yu ma seet bon ñett sax kay benn bi mooy nañu bàyyi suñu doom yi surtout jigéen ñi xam nga góor ñi sax fi mu ne bari nañu yàqoo fa ñu dem vacances mais surtout jigéen ñi parce que jigéen dafa fragile ñu leen di bu école tëjee rek ñu yóbbu leen bàjjen ba ko naan ko bul tëye sa doom ji te moom mi ko war a tëyee toogul kooki tooñ na ko kon nañuy tëye suñu doom yi bu fekkente ne dañoo am programme yu xat ñu seet nañu ko gérer parce que doom ku ko jur war koo mën a tëye ku la ne indi sa doom mu vacances yi bala nga ko yóbbu na nga xam foofa la fa xew situation ba ambiance ba ñamuy fekki seen jikko ak moom jikkoom aussi ndax mën na dem ak ñoom beneen bi stop mooy gis nga xale da nga koy miinal sa bopp mooy mën a tax ëllëg si biir ak quel que soit âge bu mu mën di am bu rayee nit sax ñëw wax la ko parce que première fois bi mu ne ci la ko paa bi defee noonu bu fekkoon yaayam wala papaam ubbil nañu ko seen kanam baa ñu yar ko ci boo dundee luñ lay tere ñëwal wax ñu ko kon affaire bu du egsi fii yaa ngi dégg beneen bi stop mooy moom loolu mu def ci boppam que su ma amee jëkkër fekkul ci man ndaw après nu mu koy jàppee na ko génnee ci boppam gis nga bu loolu doon dëgëral sëy kon ku sëy ba tas doo amaat jëkkër
xëy na nag aada la cosaan la ci ñun des choses comme ça. mais bu mu ci focaliser wu muy moom di ñi nga xamante ne ji yàlla dafa dogal. waxtu wi ñuy waxee. nekkuñu ak seen ndaw te war a sëyi te soit ci circonstances yi ñu ko ñàkkee. du woon lu leen gënal. bu am ñoo xam ne dañuy fo ba sàllu ko ci àll bi. moom taxu may di wax. mais ñi nga xamante ne dañ ko ñàkk ci circonstances yu leen gënalul. nañ jël lépp tax ko teg ko ci loxo yàlla. parce que koo ci may. lu ñu lay wax wala ñaareel. ala kul yàlla góor ga ngay fekki. fekkoo ko mu vierge. non nañu waxante dëgg. Ndiaye am nañu vierge nag. mais nag Ndiaye am na ñaari boo yoo xam ne dañu war a mën ay jànq yu góor. nañu ko thème de la semaine nga invité ñu waxtaan ci daa la wax lu dul dañ. yaa ngi dégg. amul woon aussi pour di delluwaat ci kër gi di jéem a njaay cekke paa bi parce que loolu lu mu ci dolli doon càgga. paa bi def na ko li mu koy def. màggaale na ko. tubaab nee na oublie ton passé qu'il soit composé ou simple. donc jarul muy nekk di delluwaat ci paa bi di ko def lii di ko def laa. après tey moom keneen ku ko fekkoon ca kër ga mu def yaramu neen di jéem a peer njaay paa bi moom la ñuy sikk. ndox mi ko tànk naan ko naanal nag. ba pare Njaay moog yàlla la. ci weeru koor war ba ngoon mu naan paa bi naanal force. léegi moom. mu góorgóorlu dem faji boppam. ba kay très important ay gis nga billaahi. médecin yi bu doon lu ñu gis wax ko. kon médecin bu génn dig beneen dugg. na dem faju ji. mi ngi wax naan jëkkër bu ko fekkee nekkul ndaw baa du ko bàyyi li bu continuer jëkkër ju ko takk xet mooy tax mu bàyyi ko. na dem faju ji. na faju ji moo gën de. te génnee ci xelam que wéy nekku man jànq nuñ ma koy gisee déedéet amul problème. lii ñëw na. du sa coobare. xale ngoon bi ñu la koy def. li fii ñaata nit ñoo dund situation bi mel noonu. non mais la ma waajoo xam bu ubbi woon liste. sama jabar dama koy fase man ko lu tax mun ma dañ ma koo may ma def ci lu ne te du jànq man ko yow jànq nga woon est-ce que yow. mu daa dër. man ko déet. lu tax nga naan mu daa dër. moom neen mu noppi lu yàgg. non dafa dër nag. non da nga naan mu noppi lu yàgg. non dafa dër. li mu daa dër. dafa dër. non mais su waxee loolu. kon mais dafa dër su waxee loolu kon day mel ni ñun heure bu ñu nekkee ci problème rek dër. non dërul woon yow soo réew. déedéet kii dërëm gi dëru gu reewandeel. keroog gis naa ko Grand Théâtre wax na soxlaam ba pare. waaw non dër gi feeñul fenn. soxlaam kay du dër. bu tardé daal nga koy wax muy dërlu dër gi dëru xamante la. waaw Ndiaye hôpital régional bu Thiès gardien dañuy jaay ay garab. garab ya ay garab. médicament maanaam soo duggee docteur bi bindal la ay garab. soo génnee gardien ba jaay la ko. ku leen ko jox. xaw ma moom la ñuy lijjanti nag. taxawal baat. waaw ku leen ko jox. nga ne hôpital régional bu Thiès. waaw gardien yi yor sécurité bi. waaw ca buntu ba. dañuy jaay ay médicament. ay garab ndaxte dafa am ku ko dund. ku dem ñu bindal ko ordonnance mu génn gardien yi ni ko kaay ñu jaay la ko. déglu. parce que dama dem hôpital régional. mais li ma fa gis doy na waar billahi wallahi doy na waar les portiers ñi nga xam ne ñooy garder porte bi ñoo fay nekk di jaay ay garab man damaa waaru sax j'étais tellement choqué dama témoin oculaire gis ay maire yu génn ñu kar leen indi leen ñu jaay leen ordonnance ñu jaay leen sama beau frère bi aussi la même chose gars yi dañoo jël ordonnance bi ne dañ koy jaay ay garab après mu génn dem jëndi ko feneen benn maire aussi la même chose maire bi man maa génn gis ko gars yi di ko intercepté ma dem taxaw di ko xaar ko ñëw moo woo ko ñëwee ma ne ko maire man ko garab daa am ñu koy jaay daa am ñu ko moom am ñu ko moomu ñiy jaay garab xam na ne da nga dem ba pharmacie bi jëndi garab même bu dee 10 000 lay jar ñun la kan jaay ko téeméer bañal xamoo ni nga ko conservé xamoo ba xam ki ko yoroon lu ko dal xamoo ba xam garab bi yàquwul loolu lépp dafa jar sula nga dem jox ko sa malade mu naan ko dee mu nekk far jàngoro ju far saafara jur jàngoro ma demee ci mbaar ma nekk aussi wax naa leen ko nee naa leen dee leen jënd garab ca pharmacie bi daa am ku jaay ñu jaay garab pharmacie la nekk li mu seer mu gën maintenant la question que je me pose man mooy ces gardiens là comment ils font ba am ces médicaments là très sincèrement comment ils font ba am ces médicaments ñoo leen ñu déglu parce que dañuy déglu RFM marché yi dama fay romb ñu déglu malal ñu saan reportage marché yi ñoo leen ñu déglu bu leen ko waxee xam nañ bu baax man dama leen bëggoon a sax kii leen ñu tudd enregistré leen nax leen enregistré leen ba démb dimanche wallahi azim benn gel lañ romb ci guddi gi may yóbbu reer ñu romb benn femme woo ko pour ñu ko dañoo jaay garab ma génn xaar femme ba mu ñëw wallahi azim ma ne ko lu ñu bëggoon monsieur ma ne ko bul nangu mukk di leen jox ñu leen jaay garab après ma ne lii ma ne sax trop c'est trop quoi ñi dinaa leen dénoncé suñu doy baan
pour mu wax ci. CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal Perfect Man waa Kër Serigne Touba Fallé Frère Pink Buzz Vitamine White Infinix ñoo leen doon may xalaas. Sandaga rue Sansore rue Ferxifort rue Victor Hugo rue président de la République rue fi nga xam ni fi la président Abdou Diouf jaar Senghor jaar fi Abdoulaye Wade jaar fi Macky Sall nekk fi ñam fi ñëwaat fi ñu xaarandi ba xam kii woote te bëgg a jot président de la République kooku kan la war a doon ci askan wi fu muy wootee salaamaaleykum kooku. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam kooku. man la ma jaaga ma sa jor mu tëndim mbaa gëlëm nga. kooku nu ngeen dem. xaar may ma jaaga la grande diva. demal joxal sa tur rek. xaar mbay ma jaaga may sa joor la grande diva. xaar mbay ma jaaga la grande xaar mbay aral waral sa woote fii ci biir palais. xanaa soxla son excellence le gardien de la constitution. est-ce que mënees naa xam benn ba ñaar wala ñett ak ñeent ca la nga xam ne bii nag moom nga war a wax président de la république pour ma jottali ko. waaye bu fa nekk tama war ko wax yow lu ci sa yoon lu soxla ba wax la ko. koo naan lu ci sa yoon. xanaa yow moomu toog. kon baax président. Adja Xaar Mbay moo la si. asalaamaaleykum. salaamaaleykum. waaw yaay boo na ngeen def. Lamtooro buru gën a mbéy ñu gànn sa meeram moo la ba roobo. wax nga dëgg. xam nga xaal pulaar yi naan topp sa du sa baa ko ñalaani. wax nga dëgg wax nga dëgg. waaye dama ne. laay yéen a ngi gis victoire we. waaw waaw ñu ngi koy fete. waaye da jiga di woo leen nag. ndeysaan dëgg la. waaw jiga di woo leen. moo tax dama ne ñun ñii. waaw. comme na nga ko defee woon rek ca 2002. ñu bëggoon rek nga tegal ñu benn budget. mooy ma Adja Xaar. ñu wéyal leen ci wéy wu neex. Adja Xaar. ndax mérite nañ ko tant nañu ko. Adja Xaar. waaw doom. dafa jum 2002 gars yi 2002 gars yi baaxul woon. Kaaro yàlla. waaw lu tax baaxul xoolal fan yeggoon. wala bu dee ci coupe d'Afrique bi la final bi baaxoon na mais bu dee ci coupe du monde bi baaxul woon. kon tey nga bàyyi ma wéyaate leen ka. Adja Xaar. waaw. teel. booba boo baaxut. non demal ñun final lañ bëgg coupe lañu solo. déedéet bu ko fi kaar. wala waxoo boobu. déedéet final lañ bëgg final war a coupe lañ bëgg coupe bi boppam ci boppam lañ bëgg. wala boog ma def ko demi final. moom maire dafa commencé fàtte ay coupe demi final. dama ne coupe bi nañu soxla. Adja Xaar. xaar déggoon la président wax. waaw d'accord kon xaar bu la nga coupe bi. coupe bi. waa dégg xaar ma wax ñoom day may awuma. kon kuba yàlla. waaw. ne leen kuba la. très bien waay kubi jël Sénégal. amiin. aye. yàlla bu leen sa topp. li na neex naa. ak sa yëkkati lu gën a kawe. nday may awul. nday may kenn waxu la kaar. kub lan la wax. kuba yàlla. ne leen kuba kumo yàlla aye yàlla bu leen ca topp day may dama ne saaw bi dafa diib lool kon Macky Sall waaw soo def salance waaw léegi daal leen doon leen bëggoon waaw mooy nga tegal ni benn budget bu ndaw rek budget pour lan ay waay doom teel sa gémmañ googu waxuma ak yow waaw non voy bi neex na kay kubo yàlla bi neex na yëkkati leen ma xol kubo yàlla ne leen kubo yàlla aye Macky Sall mi jigéen doo xale yi yow na jàmbaar dugal ci maram bu toggee ceebu jënoo jox ko gone yee ñu jël ko léegi nag xamu nu def la jaral gannaaw rëppatu nan ko ba pare singal la léegi ñu bëggoon nga jox ñu budget rek Adja Xaar waaw léegi président boole na ma ak yéen pour ma jox leen 20 000 20 000 waaw 20 000 francs CFA 20 000 francs CFA doom lu mën ngeen dugg studio waaye dama ne foog nga mos a gisee 20 studio 20 000 du studio Yoro Ndiaye du studio Baba Amdi du studio Jololi dama ne Ablaye Diop mi ngi ci rajo bu ñu naan RFM Ablaye Diop lu ma xam ci musique bu ngeen yóbboo 10 000 mu enregistré leen ñetti si lay la doom Ablaye Diop kii la xam journal la xam journal la xam de non yokkal leen non jox leen 6 millions graw 6 millions 6 000 6 millions neer da leen jox 6 millions 6 millions wax ko ci suuf doom ñaata 60 000 nga wax de Adja Xaar waaw bàyyi dóor
fii nga dóor Hadj Mansour ba mu nar laa dóor balu fetal bàyyi dóor. waaye doom dóoruma ko de waaye dama ne dóoruma ko. 6 millions la wax. 6 millions ci suuf. 6 millions jox 60 000 waaw kii naaraan yi. waa léegi jox ma Ndeye Mbaye. salaam jox nañu 6 000. jox ma Ndeye Mbaye jox ma Ndeye Mbaye. xanaa ñu kenn rek loolu la ci. ma ni jox ma Ndeye Mbaye kii ma jënd jox ma Ndeye Mbaye. maram nag lu mu joxe moom. dama ni jox ma Ndeye Mbaye ba pare jox ma Ndeye Mbaye. Ndeye Mbaye daa génn mu ngi ne day sëlmu. jox ma Adja Wele. fu doon baax pon daa faare moom day sëlmu noonu. jox ma Adja Wele. acca. waaw. mu nga ne yor téléphone di la bayal pulaaram de. soo demee ma ñëw fi. soo demee. waaw dañ ko woo Alam Ndiaye moo ko woo. kon yow dong nga fa ne. man dong maa fi ne waaye ñoom dañoo xaw a jàpp waaye dong nga jóg nga leen 6 millions. dama ni kon Adja Xaar. waaw comme yow dong nga fa ne jàppal ni doo laal fukki dërëm bu savez at n'importe vocal yow da ngaa soxla la. RFM Radio Futur Média 94 FM Dakar. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est 10h, le bulletin d'information à la technique à l'UNBA, à la présentation Binta Diallo. Sénégal, Bénin, c'est cet après-midi 16h au Caire dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se déroule en Égypte. L'autre affiche des quarts de finale oppose l'Afrique du Sud au Nigeria. Match à suivre en direct sur la radio Futur Média. Alioune Sall convoqué à la division des investigations criminelles à l'instant. Une audition dans l'affaire Petro-Tim qui intervient environ un mois après la première. Le frère du président Macky Sall accusé de corruption présumée dans l'octroi de contrats pétroliers a fini par démissionner de la direction de la Caisse des dépôts et consignations. El Hadj Ndiogou Diène vous rafraîchit la mémoire. Réclamé depuis le début du présumé scandale sur les contrats pétroliers, l'audition du frère cadet du président de la République devient réalité. Un tournant dans l'enquête sur cette affaire de corruption présumée révélée par la BBC dans une enquête intitulée « Un scandale à 10 milliards ». La chaîne britannique qui cite Alioune Sall comme celui qui a facilité à l'homme d'affaires australo-roumain Franck Timis son entrée dans le business du pétrole au Sénégal. Le maire de Guédiawaye qui aurait ainsi bénéficié d'une transaction de 146 millions de francs CFA à travers sa société Agritrans. Des allégations que le mise en cause a catégoriquement nié, même si l'ex-monsieur communication du palais, la Jamie Ducassé, a évoqué une consultance dans le domaine agricole. Le frère cadet, le chef de l'État, qui a été aussi un employé de Franck Timis à Petro-Tim. Qu'en est-il de toutes ces allégations? Quel est le degré d'implication d'Alioune Sall et sa responsabilité dans ce présumé scandale? Autant de questions auxquelles il devrait apporter des réponses devant les enquêteurs. Acculé et accablé dans cette affaire, Alioune Sall a dû démissionner de ses fonctions de directeur général de la CDC, la Caisse des dépôts et consignations. Il a eu également juré sur le Saint-Coran n'être mêlé à une quelconque corruption dans l'attribution des contrats pétroliers, actuellement objet de vive polémique au Sénégal. Depuis le début de l'enquête ouverte par le procureur de la République sur cette affaire, plusieurs personnes ont été entendues suite à l'appel à témoins qu'il a lancé. Il s'agit de l'ancien premier ministre Abdoul Mbaye, de l'architecte Pierre Goudiaby Atepa, du coordonnateur du Forum civil Birahim Seck ou encore directeur général de Petrosen Mamadou Faye, de l'ex-ministre conseiller chargé de la communication de la présidence de la République El Hadj Hamidou Kassé, de même que du président de l'Alliance Sauvons le Sénégal, Babacar Mbaye Ngaraf, qui avait déjà eu à déposer une plainte auprès de l'OFNAC pour exiger la lumière sur cette affaire Petro-Tim. Des femmes leaders politiques lancent le Front citoyen pour la libération de Khalifa Babacar Sall. Aïda Mbodj, professeur Ramsatou Sow Sidibé, Hélène Tine et Nafissatou Wade ont signé hier la pétition. Elle n'écarte pas de rééditer le Talaïté Nder des braves femmes du Wallo pour que l'ancien maire de Dakar recouvre la liberté. Et en Grande-Bretagne et au Mali, la Grande-Bretagne a décidé de prolonger leur mission pour 6 mois. La Grande-Bretagne, faut-il rappeler, a une centaine de militaires déployés au Nord Mali. C'est la fin de ce bulletin d'information. L'info revient à 11h. Tout de suite, Amindao pour les avis et communiqués, mais avant, une plage publicitaire. Publicité sur RFM. tey moom ndam rek. Orange nous offre 500 francs de bonus tout réseau si les Lions gagnent. Il suffit de recharger 500 francs ou plus avant le début du match. Nous sommes 16 millions de joueurs. Tey la tey. Recharger lu mu néew 500 francs avant match bi di commencer ngir gagner 500 francs de bonus crédit sous Sénégal jëlee ndam li. Tous des Lions.
Orange. Offre valable pour tous les clients Diamono et Kirène avec Orange. Bonus offert valable 48 heures et positionné sous 48 heures. xam nit daal xam ay bëgg-bëggam bokk na ci Orange Money nag seeni bëgg-bëgg la xam ba tax xewal li du fi mës a jóge lu leer nga wax firnde baa ngoog ban bii dikkal fii ba le 18 juillet say boo leen jëfandikoo seen kalpe Orange Money ci jees 144